asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Thiès ñu ngi leen di nuyu gars yi kenn ku ci ne sa tur ak sa sant di leen jaajëfal bu baax a baax waaw ba ñu wax dara rek ñu sant yàlla bu baax comme d'habitude di julli ci yonent bi di sant suñuy ñaari waajur di sant suñu sëriñ maam Salim mu sëriñ Cheikh Ngounda Fall di nuyu kilifa diine yi fi nekk di nuyu waa dëkk bi bu baax a baax a baax. waaw sunu teewaay fii tey nag mën naa ni sunu teewaay fii tey nag waaw mën naa ni du dara lu dul xama di am benn message bu ñu bëgg a jàllale rek pour waa Thiès ndax ñun ku ñu xam ku ne xam ne ñun doomi Thiès lan et puis deretu Thiès tamit moom mooy daw suñu yaram ñu am benn combat muy sumu diggante ak Baye Mandione muy le 27 janvier xam nga mu nekk journée boo xamante ni mën naa ni fête la quoi pour waa Thiès ndax tey boo xoolee gën nañoo bëre Thiès depuis sama combat ak Ousa boobu ba léegi bëriwuñ fii xam nga bëgg nañ fee bëre nag mais xaj na at problème mu adversaire ci boppam parfois moom la ñuy am quoi boobu loolu moo waral sax tey ji sama combat ak Baye Mandione ndax combat bi promoteur yi yàgg nañ maa bëgg tëgg Thiès mais problème mu adversaire moom moo ci nekk tey ji Baye Mandione moom moo nangoo ñëw bëree Thiès bëree ak man Thiès loolu moom moo ñu dugal ci Baye Mandione looloo tax nag ñuy woowaa Thiès gépp muy góor di jigéen di mag di ndaw ñuy woo ñëpp di tàllal loxo Thiès waa yëpp comme ni ñu ko daan waxee képp ku deretu Thiès di daw sa yaram ñu ngi lay woo ci sunu combat bi nga ñëw jàppaleñ ci ndax mooy comme li may wax rek te ñun ak ñoom ñoo bokk benn couleur bu ñuy défendre xëy na ñii ci fànn bii la nekk ñii ci fànn bii la nekk man la yàlla natoo ma nekk ci côté lutte moo tax kon comme que ñun ñëpp nag ñoo bokk benn couleur bu ñuy défendre dañ leen di tàllal loxo di leen woo ñu ñëw jàppaleñ ci sunu combat bi muy ñëpp politiciens yeeg ñëpp képp kuy Thiès waa rek maa ngi lay woo ci combat bi nga ñëw jàppale ñu ñëw bégee daan ci kàttanu yàlla incha allah. combat bi waa Leewtoo production ñoo ko tëgg. ñoo ko tëgg. sa état de forme fu mu toll. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi liggéey ñu ngi ci préparation yi instant yi nii ñu ngi ci kawam bu baax a baax a baax ñu ngi ci kawam parce que saa yu ñu xëyee lépp lu ñu war rek ñu ngi koy def ñu ngi. entraîné ñu ngi contact ñu ngi ñaanlu tamit di tàllal loxo Thiès waa yëpp. combat bi lan la kii ci sa carrière lan la mën a indi ci sa carrière. waaw mën naa ni man jàpp naa ni xam nga maa ngi doog a am combat man ndax man noonu laay doxe quoi combat bu may am rek damay jàpp ni man combat boobu mooy suma combat te et puis tamit comme noonu la demee tamit mu nekk loo xamante ni gëj nañ fee bëree. te buñ sañoon chaque saison fii la ñuy bëree mais xaj na parfois li ngay bëgg ak li yàlla dogal ni du doon benn moo tax combat bi mu jaral ñu lu ne ndax fii suñu dëkk la te benn mbër musu fee ñëw am dara ci ñun te ñaan ñu yàlla tamit benn mbër di fi ñëw di fi am dara képp ku fi ñëw rek ñaan naan yàlla jaar fa doon jaar ak say morom quoi pour daan incha allahu rabbi. ndax mën nga ñëw fàttali combat yi nga mos a am Thiès ak contre yan adversaire. waaw combat yi man Thiès mën naa ni bëre naa fi ay 10 combats xaw ma 11 ans bëre naa fi ak Cheikh Niang bëre naa fi ak Sankos bëre naa fi ak Boga bëre naa fi ak Ousa bëre naa fi ak Youssou Ndour bëre naa fi ak Cheikh Kane xam nga bëre naa fi ay combats yu bari daal Thiès benn mbër musta jóge ci biti ñëw fi am dara fii nii Thiès. te tamit ci carton yàlla combat bi tamit noonu lay demee loolu mooy suñu bëgg-bëgg ak suñu yéene et puis tamit ñu ngi rey suñu bopp bu baax a baax pour défendre loolu incha allah rabbi. yaa ngi bàyyi sa xel cour des grands. foofu lañ jëm parce que xam nga mooy comme li may wax chaque jour rek suñu bët daa am fu ñu ko teg foo xamante nii mën naa ni tu Baye Mandione du caayu nag dama ko xeebuma ko mais sama bët fi ma ko teg jéggi na ko. te il fallait que ma éliminer ko pour mën a jot ci gars yi ci kaw ci tànk yooyu ci la nekk moo tax chaque jour suba ngoon suñu amee combat ak suñu amul combat ñu ngi rey suñu bopp pour mën a àgg fi gars yi ndax tey jii nii daa am foo xamante nii ñun foofu lañ bëgg a toll
te Thiès dañoo am cër ci làmb te loolu nag il fallait que ñun ñu jëli ko ñun ñi fi nekk ak suñuy rakk ma leen di encouragé bu baax ñu gën a gëm seen bopp gën a xam ne affaire bi kenn moomu ko papa yi kenn moomu ko yaay kenn moomu ko liggéey la rek gëm sa bopp li des nag ñu bokk ci loxoy yàlla. sa adversaire dégg naa ngay tudd Baye Mandione def naa moom la. loo jàng ci moom ak looy indi keroog. waaw Baye Mandione day am na lu ma xam ci moom bu baax parce que boo xoolee suñu jàkkaarloo bu njëkk bi njëkk a def wax naa ko nee naa ko xam naa la parce que ngemb nga ay mbër indi leen ma bëre ak ñoom daan leen te fi ma jaar ak ñooñu foofu laa lay jaar ak yow xam naa ko bu baax xam naa ni champion la ndaanaan la parce que tamit ku bëreek ay Modou Lo xam nga bëreek ay Gris Bordeaux kooku champion la quoi mais ñun tamit loolu la ñuy ñaan dem bay bëreek champion yu nekk ci kaw parce que tey jii nii mooy comme li may wax sama yéene mooy lii ñëpp yor ma jël ko indil ko waa Thiès xam nga mooy couronne bi te incha allahu rabbi bu ci gars yi tegee loxo rek ci cartonu yàlla moom day yomb trop parce que jom jaa ngi fi gëm-gëm baa ngi fi technique baa ngi fi lépp a ngi fi kon li ci des nag mooy xam nga gars yi ñëw teg ci loxo ñu jàpp ko xam nga indil ko waa Thiès comme ni ko ñëpp di defee incha allah. mbapat wala xeex ngay indi ça dépend rek. waaw gars yi moom bëre dóor lan wax te comme journée boobu mooy comme ni wax fête la may invité waa Thiès gépp bu ñëwee dama leen a war a bégal xam nga bégal leen bu baax a baax waaw bégal leen bu baax bu laajee bëre dañuy bëre bu laajee xeex dañuy xeex te ñu ngi entraîné ci côté yëpp bu ñëwee rek lu combat bi laaj incha allahu rabi en tout cas daal li ci am solo mooy dara duñ ci bett jël nañ suñuy mesure bu baax a baax. mobilisation waa Thiès nag ci combat bi est-ce que sentir nga dëgg-dëgg waa Thiès tey jii sa ginnaaw ba xëy na jaral tey jii nga jël micro rek télé bi peut-être di ci woo waa Thiès est-ce que léegi leen da nga sentir ne des na daal. waaw non du caayum sax dañoo sentir ni tey jii nii des na quoi mën naa ni xam nga combat bi peut-être pib bi mu war a am dëgg xaw na des quoi parce que gars yi comme promoteur bi nii RTS la signal te RTS mën naa ni bëreetul léegi lu ko gars yi par rapport ak yeneen télé yi xam nga après ñu ni nañ toog ñu waxtaan xam nga woo fans yi tamit woo waa Thiès pour ñu génn parce que tamit jot na tamit tey jii nii li gars yi daan gis ñu gis lu ko raw parce que tamit combat yi ñu fi daan jóge nii di dem Dakar tamit xam nga du ñëpp ñoo mën a dem parce que tamit am na mag ñoo xam te nii mënuñoo dem Dakar tey nag ñooñ tamit dañ leen di woo làmb ji soriwul fii nii la suñu dëkk la maa ngi woo góor ñi di woo jigéen di woo mag ñi di woo ndaw ñi di woo waa Thiès gépp le jour ji dama bëgg ñëpp génn incha allahu rabbi ñu ñëw dem xama feesal stade moom waxuma fees ndax loolu moom xam naa ne mooy géej gi am na ndox xama dama bëgg ñëpp sant ci seen bopp ma am lu ma wone fii sama biir dëkk pour promoteurs yi beneen ñuy sawar chaque année ñu may mën di tëgg Thiès ndax li ñuy wuti Dakar suñ ko mënee am fii nii dañuy toog ndax lu mën a am bëri suñ dëkk moo ñu ko gënal parce que kenn ku ne xam na ni bëri Dakar dafa métti frais dafa bari déplacement bi ñii bëgg a dem ñëpp duñ mën a dem parce que am na ñoom te nii mënuñu di buuxante ci ay kaar ak yu demee noonu moo tax nag ñuy tàllal loxo waa Thiès pour bëgg a wane loo xam te ni dina tax promoteurs yi nii mën a ñeme Thiès pour sawar a tëgg Modou Anta fii nii Thiès ba nuy mën di bëri chaque année Thiès loolu la. mais yow yàlla dogal na xëy na nga koy sant suñu borom am nga combat. sa yeneen numéro mu mbër nga ancien leen wala ñu ancien la ñoom. yenn saa ñu tëgg leen combat comme ni ñu ko gisee mu xew temps yi. mais combat yi di échec wala ñu koy renvoyer di renvoyer ba ñenn ñi naan combat bi làmb ji dafa am crise yow loolu nan nga ko jàngatee est-ce que pour yow làmb ji war na mën a am crise ba promoteur yeeg yooyu di xëccantoo yenn saa yi ak mbër yi. waaw loolu moom xam ñu ngi koy dégg quoi mais ñu nag dalagun et puis tamit am na mbër yoo xam te ni gis nañ ku ci mel ni Bombardier ak Ama Sène combat yooyu noonu mais xaj na jàmbeeg pexeem buur beeg dogalam quoi xaj na peut-être tamit kii erreur bi amoon ci stade bi moom moo waraloon combat Ama Baldé bi ak bu Modou Lo bi tamit mu yàqu mais tamit ñun dañuy ñaanal promoteur yi rek ñoom it suñu borom di leen dooleel baax a baax ñuy am ay xéewal ndax bu dul ñoom tamit mbëri dañuy am problème kon promoteur yi moom dañ leen di ñaanal bu baax a baax rek xam nga lépp lu ñuy yóotu rek suñu borom yombalal leen ko bu baax ndax ñoom seen am ñun ñi mooy suñu njariñ. waaw di woo autorités yi Thiès waaye yëpp xam nga ku ci mel ni suñu papa Siré Dia amuñu fayam quoi wax dëgg yàlla gis nañ ni muy taxawee ci combat yi di ci jàpp
saa suñ ko soxlaa muy suba muy ngoon muy guddi muy bëccëg xam nga day génn wax ak ñun jàppaleñ ci combat yi bu baax a baax a baax a baax le maire Talla Sylla tamit amuñu fayam moom Baye Fall la chaque jour wax dëgg yàlla combat yi moom it lépp lu ko ci war ñu ngi ko ciy def ñu ngi koy sant bu baax di ko waat ci combat bi Lamine Diallo maire zone nord tamit amuñu fayam xam nga ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax gis nañ taxawaayam xam nga Baara Tall tamit amuñu fayam ñu ngi koy sant bu baax day jàpp ci combat yi moom tamit bu baax a baax a baax xam nga di sant tamit Omar Ndiouk xam nga ñoom ñëpp di sant tamit Vito xam nga amuñu fayam ñu ngi koy sant bu baax a baax ku ci mel ni xam nga Pascal Ndione tamit wax dëgg yàlla amuñu fayam ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant dañuy jàpp ci combat bi Ousseynou Diouf domaine moom it suma grand la suma gaañ la wax dëgg yàlla moom tamit day jàpp ci combat bu baax a baax xam nga le maire Aline Sow tamit ñu ngi koy sant bu baax xam nga Augustin Tine tamit ñu ngi koy sant di ko woo tamit ci combat bi tamit le ministre moom it ñu ngi koy woo pour mu ñëw jàpp ci combat bi bu baax ñoom Ablaye Dieye gars yëpp wax dëgg yàlla xam nga Pape Diop le maire moom it amuñu fayam ñu ngi koy sant di ko woo ci combat bi tamit ñu jàpp combat bi daal bëgg nañ Cees waay yëpp jàpp ci xam nga Baye Jibi Fall tamit international amuñu fayam ñu ngi koy sant bu baax Malick Góol tamit ñu ngi koy sant di ko woo moom ci combat bi xam nga di sant tamit waa ASC Thiéwo ak waa ASLM tamit xam nga Thiès la quoi xam nga football bi tamit waaw nu ko fal ci fair play rek le meilleur gagne ñu xam ne tamit lépp génnul Thiès quoi wax dëgg yàlla ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax xam nga waa ak waa R100 tamit gars yi ñu ngi leen di encouragé sport moo demee noonu gagné la ak xam nga waaw loolu la quoi di sant tamit waa réseau bi xam nga point gourmand tamit ñu ngi leen di sant bu baax parce que tamit bi ñu ko soxlaa yombalal nañ ñu ko quoi amuñu seen fay ñu ngi leen di ñaanal seen réseau bi tamit ñu dem ba waaw yokk fii nii yëpp daal amuñu seen fay waaw journaliste tamit yéen it waaw ñun ak yéen ñun ñoo far ndax lii lépp Thiès la dañ leen di sant bu baax tamit di leen ñaanal yéen tamit bu baax ndax bi leen soxlaa yombal ngeen affaire yi xam nga tegoo lañu ci lenn loo xamante ni mooy loolu Thiès 24 ak gars yi fi nekk waa TFM ak ñoom ñëpp su ma limee juum xam nga maa leen di sant yéen ñëpp gis naa seen taxawaay bu baax a baax a baax seen TV tamit awma seen fay yéen ñëpp daal vraiment sama xol sedd na ci yéen quoi maa ngi sant waa Thiès bu baax a baax a baax a baax. ñi ñëwul rek waaw ñi ñëwoon tamit ñi ñëw ak ñi ñëwul te amoon yéene ñëw ñoom ñëpp daal maa ngi leen di béggee bu baax di béggee tamit staff Modou Anta bi ñi ñëw tamit ak ñi ñëwul ak sama mbokki mbëri nekk ci dëkk bi tamit maa ngi leen di sant ndax kenn ku ne xam na ni tamit xama gars yi am nañ ay combat ñi ci am combat maa ngi leen di ñaanal suñu borom mee leen ndam ñoom ñëpp daal waaw Matar Mbaye sama rakk tamit maa ngi koy ñaanal la 14 tamit ambulance yàlla may ko ndam daal ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax vraiment kontaan naa trop jaa ngeen jëf